ah tey jii nag ñu bëggoon a waxtaane loo xam ni jàpp nañ ni mbir la mu waree sa xam li tax warees koo xam mooy dañ koy def ci sunu tur maanaam képp ku toog fii ak ku fi toogul ku dégg sama kàddu ku ko déggul tey sénégalais dafa mel ni yaa sàkku ñu amal ko ci réew mi ndax bu ñu demee ci constitution bi dafay wax ni le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple baat yi nag dañ koy bind ci làkk woowu nit ñi dañ ko dul xam waaye nee nañ li ñu fiy def lépp askan wi lañ koy defal ci seen tur lañ koy def ñoom ñoo ko sàkku it ñu def ko lii mooy principe bi diriger Sénégal te loolu ku seetlu tuuti mën nga koo xam ndax ñeenti président yi fi jaaragun yépp amu ci benn boo xam ni moo xëyee këram rek dem ca palais ba ne fal naa sama bopp askan wee koy jox sañ-sañ bi ñooy boole seen kàddu jox ko jël alal yi teg ci loxoom ni ko jiitul te defalal ñu mu mel ni kon Sénégal mooy sunu kër bàyyi ñun ñëpp ñu bokk fi nekk ñu bëgg nag ni njaboot gi yaatoo ab liggéeykat boo xam ni mbindaan lay doon ni ko liggéeyal ñu nag jox ko ay sañ-sañ mu mën di toppatoo tout tànk yi di mën di balee ko fobeere lii sécurité bi ci biir kër gi it ñu mën koo toppatoo ñu fexe it ba ku war a jàngi jàng ku war a liggéey liggéey ku war a def leneen it def leneen kenn du tooñ wala ku tooñ it ñu teg la ci sa palaas loola lañ leen di liggéeyloo waaye ci biir loolu nag mu am yu ci am yoo xam ni askan wi war nañ koo xam te nii ñu ko fas yéene leerale it dem nañ ci mbooleem gox yi nekk ci biir Sénégal yépp leeral ko fa ci mbooleem sénégalais yi ndax mbir la mu ñépp séq ndax lu tollook daanaka ñaari at ci ginnaaw manqué na tuuti bi ñu demee Sëñ Muntaxa lañ ci njëkk a waxtaanal bi ñu ko waxee mbir mi fi mu toll ak yi ci am mu ni ñu lii day fii mu toll ak lii ngeen ma wax doonatul loo xam ni dees ko war a waxtaane ci biirum néeg te lu ñépp bokk la kon da ngeen di wër réew mi yépp waxtaan ceeg nit ñi ba mu leer seen bopp ba noppi loola moo sababoon tournée boobu bi ñu jógee ci Sëñ Muntaxa ñu tàmbale ko dem ci biir réew mi yépp waxtaan ci ak nit ñi nga xam ni dem nañ ci mbooleem xalif généraux yi nekk ci Sénégal dem nañ ci ñi jiite association islamique yi dem nañ yi tamit ci ñi nga xam ni ñoo ŋànk église bi jàngu bi waaye dem nañ ba ca usuy fële ca bois sacré ba ci roi d'Oussouye seeti ko ak njabootam gi nga xam ne ñoom la njaboote waxtaan ci ak ñoom kon bàyyiwuñu kenn seetewuñu kenn bi loolu noppee it mbooleem kuréel ak banqaas yi nekk ci réew mi yépp it dem nañ waxtaan ci ak ñoom ba ci ñi yëngu ci wàllu politique bi muy ñi yor nguur gi jot nañ leen waxtaan ci ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci kujje gi it jot nañ leen waxtaan ak ñoom jot nañ syndicalistes yi waxtaan ci ñoom ngir wane rek ni bàyyiwuñu kenn seetewuñu kenn sëriñ daara yi amul kenn kuñ seeti ñëpp dem nañ ci ndax Sénégal ñun ñëpp a commencé bokk loolu mooy li ñu bëgg a waxtaane li ñu bëgg a waxtaane mooy agenda boo xam ni Nations Unies muy kuréelu mbootaayu xeet yi ñoom ñoo ko yëkkati ngir bëgg koo ga mboolem àdduna sépp ñépp doxal ko loolu mooy lan mooy li ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama mbir mi ñuy waxtaane mënee su ko comprendre te xamoo ñoom li ñuy tuddee droit de l'homme muy àq ak yelleefu doomu aadama xam ngeen àq ak yelleefu doomu aadama ñoom ci seen gis-gis ak seen jaar-jaar dafa am ñaari barab yuñ ci jaar yoo xam ne lu ñuy def ci la ñuy tegtaloo ba ci njëkk mooy benn révolution bu amoon fële ca France ci 1789 muy ci 18e siècle ci lañ defoon déclaration bi njëkk ñu koy wax la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fukki article la ak juróom-ñaar ku ñuy wax Gilbert Moutier de La Fayette moo ko bind di kuy wala kàngam lu rëy ci loge maçonnique bi bi ñu ko bindee doxaat ay at yu yàgg ba yegsi ci 1948 bi ñu génnee ci ñaareelu guerre mondiale bi ñu tëggaat beneen déclaration boo xam ni mooy la déclaration universelle des droits de l'homme baatub universel bi jaaxal na ma ci
ndax déclaration universelle te booba ñun ñii ak sunuy maam ñun booba ñoo ngi ci nooteel xanaa bokkuñu ci nit ñi ñun ko boobu ñun ñoo ngi ci nooteel ñun 1948 bi ñu koy def te pourtant déclaration universelle la ñu wax des droits de l'homme kon nit ñëpp am nañ àq ak yeleef ak i sañ-sañ waaye nag ñun dafa mel ni boolewuñu ci woon boobu loolu it mat naa bàyyi xel ci waroom xam-xam yeeg gëstukat yi xam ni loolu noonu la demee 1948 waaye bi ñu ko def dañoo def ci article 2 ba ni yile àq ak yelleef ñooy wax kenn sañu koo xañ nit ngir pas-pasam ngir ab deram nu mu mel ngir waasoom ngir fu mu juddoo ngir am na alal wala amu ko ngir yan xalaat la am ci siyaasa mbaa leneen ngir aadaam yooyu kenn sañu ci sukkandiku xañ ko loolu lañ ca wax waaye yii ma lim déggu leen ñu wax ci mbirum borom ñaari tur yi ndax booba ñoom dañoo jàppoon ni mbirum borom ñaari tur yi feebar la ñoom ay nit ñu feebar lañ leen jàppe woon ca jamono jooju ba 1990 nga xam ne yàggul yaakaar naa 1990 mooy at mi fi Sëñ Blaat jógee ba ca déwén se waaw 1990 la ñu def nag kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu paj ak wàllu di saytu wér-gu-yaram ñu koy wax OMS muy bànqaas ci Nations Unies ci la daal di jël ab dogal daal ni léegi ak ngóor jigéen doonatul feebar 1990 biñ ko defee nag ñu ni léegi kon ginnaaw xam nañ ni ngóor jigéen yi ndeke du feebar léegi kon ñoom it nañ leen boole ci àq ak yelleef yi ñu bokk ak kook nit ñëpp 1990 ci la nag ci OMS décidé retirer homosexualité sur ce qu'on appelle la nouvelle classification internationale des maladies bi loolu amee ñu ni nag nañ daal di jéem a xool naka la ñuy liggéeyee ci loolu Nations Unies liggéey bii la ci njëkk a def lii ma ngi ko defee ci Autriche ca Vienne mboolem àdduna sépp a fa daje woon lu ëpp 7000 participants bàyyi ko ci réew yi ci àdduna bi yépp muy la déclaration et le programme de Vienne nga xam ni dañ ci doon liggéey ni ñaar fukki at yu ñu war a liggéey ngir seen àq ak yelleef document bi mi ngi nii bari na lu ñu ci wax nag loo xam ni mëneesu koo tënk ci ab jotaay waaye ma wax ci lenn rek loo xam ni mat naa bàyyi xel ci képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm bis penc ba mooy dañoo wax ci biir document bi ni Ban Ki-moon moo nga wax ci document bi Ban Ki-moon ñëpp xam nañ ko jiite woon na fi Nations Unies nekkoon secrétaire général bu Nations Unies dafa wax ni bi ñuy daje ci ndaje mii nee na àdduna si dafa defoon ñaari pàcc ñenn ñi daal ni ñoom lépp lu ñuy def ci seenu dund wala ñu koy wax wala ñu koy jëf ñoo ngi sukkandiku ci lii liñ jëlee ci seenu xol la ñu gëm te loolu diine lay doon joo xam ne asamaan la wàcce woon wàcc ci suuf la jógoon wàcc ci suuf nee na ñeneen ci des taxaw fee daal ni ñoom lépp lu ñuy wax mbaa ñu koy def mbaa ñu koy taxawee ci kaw suuf ñoo ngi sukkandiku ci seenum xel kese waaye sukkandiku ci lu loo xam ne naan ay ngëm-ngëm la nee na lii indi na jafe-jafe te jotaay bi keroog waaye nee na bi ñu doxee mujj na ñu daal di am fu nu déggoo mooy miir bi doxoon diggante ñaari kuréel yooyu nañ ko màbb nee na dañ ko màbb ci liñ mujj d'accord mooy lépp lu jëmati ci àq ak yelleefu doomu aadama kenn mënta sukkandiku ci loo gëm waaye ci xel kese la ñuy tegtaloo mi ngi ci document bii nii muy 20 ans au travail pour vos droits mi ngi nii bi loolu jàllee ñu ne kon ñaar fukki at lañ àppal seen bopp liggéey ci pour fexe ba ñi amuloon àq ak yelleef ca 1948 boolewuñ leen ci woon ñu dugal leen ci waaye bi ñuy dox ba ci biir avant ñuy àgg ci 1948 2013 nga xam ne ci la ñaar fukki at yi di mat ci la Nations Unies faf wuyu ab laaj bu ko IDAHO laajoon te ay réew yu bari yu jàppale ko ci mën naa ci tudd ku mel ni France ak Pays-Bas IDAHO mooy International Day Against Homophobia benn ONG la boo xam ne 2006 la déposé woon benn pétition pour ñu daganal ngóor jigéen ci àdduna bi bi ñu ko defee gis ngeen kayit wi ma leen wan Nations Unies moo ko jël ci 2011 pour jox nag li ñuy wax àq ak yelleef yu yees àq ak yelleef yu yees ndax àq ak yelleef yi 48 la woon
yu yees yi 2011 la le 15 juin 2011 mooy ñi nga xam ni jëluñu leen woon en compte ca jotaay bu njëkk ba 48 ñoom it jox nañ leen àq ak yelleef muy résolution bi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le 15 juin 2011 avec 23 voix contre 19 une résolution affirmant l'égalité entre les hommes quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre donc texte bi mi ngi nii ñaari xët yi la 2011 lii la ñuy wax nouveau droit nag danañ ci dellusiwaat ci kanam ndax tuddoon nañ ko fi ci Sénégal ba am ay wax yu ci amoon waaye nouveau droit mooy àq ak yelleef yu yees yi nga xam ni amagul woon ca la ko jiitu këyit waa ngi nii luñ ciy waxee dañ ci teg sunu baaraam ndax ñun ki nga xam ni moom la ñuy roy ci suñ lépp mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa wax ni du ma wax mukk lu ma leerul du ma wax mukkit lu ma xamul lu ñu wax lu nu leer rek lay doon lu ñu xam kese lay doon kon nouveau droit yi mi ngi nii droit yi ci des 1948 la woon mooy déclaration universelle des droits de l'homme bi ñu ko defee ci 2011 nag ginnaaw léegi 90 génne nañu ngóor jigéen ci feebar yi 2011 jox nañ leen àq ak yelleef lan moo ci des fexe ba seen àq ak yelleef yooyu ñu jot ci jox nañ leen ko léegi du point de vue du droit international léegi nag nan la ñuy fexe ba ñoom ñu mën cee jot ni ñëpp amee seen sañ-sañ ci li ñu bëgg ñu koy def ci kaw suuf si loolu moo waral Nations Unies daal di jël ñaari yëf benn bi mooy document bi ne libre et égaux ñun ñëpp ñoo bokk maase bi ñuy gane àdduna tolloo ci dayo ak àq ak yelleef te it kenn ku ci nekk doonoo ku nu njoñ maanaam doonoo koo xam ni da nga nekk ci moomeel nekkoo ci njaam ku moom sa bopp nga ku jotu nga bi ngay juddu te yàgg ñëpp yéen a tolloo àq ak yelleef bi ñu fiy jógee itam ñoo nuroo melokaan ku ci ne dañ lay tëral doo yëngatu kon ci diggante bi ñoo fi war a tolloo àq ak yelleef document bi Nations Unies moo ko def ci biir document bi nag mu joxe ci juróomi ndigal yoo xam ni tënk nañ ko ci benn document boo xam ni incha allah danaa ko fi bàyyi sax ñu tënk ko ci juróomi ndigal benn bu njëkk bi muy les 5 obligations juridiques fondamentales des droits concernant la protection des droits de l'homme des LGBT bala maa dikk ci lii am na baat bu ma wax bu ma leeralul li ñuy wax orientation sexuelle et identité de genre orientation sexuelle mooy ñi am beneen gisin ci wàllu sëy ak xar kanam nga ñu àndal ak identité de genre nga xam ni lanu baaxoo woon a xam ci ànd ci wàllu sëy ñoom indi nañ ci yeneen xeet yeneen yoo xam ne moom lañ ci àndal ñoom baat boobu lañ koy tudde muy orientation sexuelle et identité de genre loola nag ñu gis ko ak di ko jëfe ñoom dafa am xar kanam buñ ci génnee buñ ci wanee ci penc mi loolu lañ tuddee orientation sexuelle et identité de genre léegi dañoo wax ni 5 obligations juridiques fondamentales des droits concernant la protection des droits de l'homme gis nga mi ngi nii Nations Unies moo def document bi waaye baat yi mu jëfandikoo lam la 5 obligations obligation mooy wareef loo xam ne daf laa war du la wàcc waxul recommandation de dañ la ko digal bu la neexee def mbaa nga fippu obligation la ci yun teg ci kaw état yëpp juridique moo loo xam ne dañ koy yoonal ci wàllu yoon lañ koy tënk fondamental mooy mboolem lu ñuy jëfandikoo ak di ko jëflante ci biir adduna bi ak ci droit international ak ci réew mi lii moo ciy jiitu wala dara du ko ci jiitu kenn lay doon ci les relations internationales donc obligation juridique fondamentale waaye juróom la pour lan aar àq ak yelleefu ñan LGBT L bi mooy lesbienne mooy jigéen ñi sëy ci seen biir G bi mooy gay mooy góor ñi sëy ci seen biir bisexuel mooy ñi nga xam ni danañ sëy góor danañ sëy jigéen ñaar ñëpp la ñuy sëy mën naa doon it bisexuel bokk na ci ñi nga xam ni dañoo nguuru ngaana transsexuel mooy ñi nga xam ne bi ñuy ganee àdduna ni leen yàlla sàkke ñu dikke ci seen ndey ak baay bu dee jigéen lañu dañoo dem ñu daal di leen di opérer jox leen ay hormones ñu doon góor léegi bu fekkee góor la ba ñuy judd ñu dem ñu opérer leen jox leen ay hormones ñu daal doon jigéen ndax différence bi dox diggante góor ak jigéen du point de vue scientifique lu ci bari ay hormones moo koy déterminer loolu moom mooy transsexuel yi nga xam ni LGBT mooy loolu
am na yeneen yu ci bokkit moo tax ñu wax LGBT plus muy intersexué queer zoophilie nécrophilie yooyu yëpp ci la bokk. ma leeral ci ñaar bala maa dikk ci obligation yi. zoophilie mooy ñiy sëy ak bàyyi ma ñoom it fi mu ne dañoo bëgg ñu am àq ak yelleef di mën di sëy ak bàyyi ma yi ci kaw suuf si di ko defee du mu leen neexee. tàmbali naa am Europe am na lu ñuy wax ay maison close yi da ngay ñëw fay dugg da ngaa bëgg a sëye ab xaj mbaa xaj bi sëyee la bu dee jigéen la donc nga jënd sa ticket daal di dugg daal di defanteeg moom xam ngeen ni ak mbon mënta weesu loolu. waaye am na beneen li ñuy wax nécrophilie mooy di sëyee nit ñi faatu rawatina jigéen ñi aha kañ nécrophilie ci lii la bokk li may wax nii. léegi nga xam ni da ngay xaar néew yi ku jigéen ku faatooti rek bu faatoo ci tàng-tàng bi nga daal di dem ñu daal di ñoom noonu lañ bëgg di sëy te it am nañ àq jeeg yelleef dañ koy war di def ci kaw suuf si. xam ngeen ni lii man mi koy wax sax am naa jafe-jafe ci wax ko ci barab bu sell bi ak waxtu wi waaye nag su fekkee dañ ñoo bëgg a wommat yóbbu ñu ci lu mel noonu di ko def ci sunu turit soxla na nit ñi xam ko ngir ni lii mu na dakk bu ngeen koy def dafa jégalu leen ko feneen waaye réew mii dafa am borom. réew mii dafa am lu ñu am ci ndono ci mbaax ci yiw bëgg yàlla bëgg yonent bi ku ne xam na ni Sénégal foo ko déggee réewum teraanga lañ koy askanale kon ñun xamuñu lu bon lii waaye lii mooy lii yoot Sénégal moom lañ fi bëgg a def. kon 5 obligations yi ginnaaw génne nañ leen ci ak feebar bi ci tege mooy jox nañ leen àq ak yelleef ci 2011 léegi lu ci des le 15 juin 2011 mooy nag ñu ni ginnaaw sañ nañoo nag def liñ bëgg a def ñoom ci kaw suuf si. état yi nañ leen protéger nañ leen aar mooy protéger les individus contre la violence homophobe et transphobe na état yi jël seen jumtukaay protéger góor jigéen ñi ci kaw suuf loolu mooy première obligation bi nga xam ni tey Sénégal lu Nations Unies wax ak moom lu France di wax ak moom lu États-Unis wax ak moom ba ci xaalis bu ñu lay lebal bailleur de fonds yi bokk na ci conditionnalité yi lii da ciy dugg xaalis bi mënoo cee jot te jëloo ay dispositions yi loolu mooy bi ci njëkk. bi ci topp mooy prévenir la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant des LGBT maanaam léegi bu leen yamati sax ci di leen aar rek waaye def leen seeni jumtukaay yi ngeen mën a jël ak seeni pexe ba kenn dootul dal ci ab góor jigéen nañ ko prévenir violence boobu mooy ñaareelu obligation bi. ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité maanaam amul wenn yoon woo war a nekkati ci kaw suuf di topp ab góor jigéen kon nañu not ci mboolem tëralin yooyu yëpp mooy ñetteel bi. ñeenteel bi di sàkku ñëpp bàyyi ko xel ndax moo ñu gën a intéressé ñun Sénégal mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre maanaam nañu tere ci kaw suuf sépp boddi gi ñuy boddi góor jigéen yi bu ñu boddeeti kenn ndax nit ki bokkul ak yow ni muy séyee ak xarkanam gam ca àndal nam cay doxale ak xarkanam gam ca àndal ak taxawaayam kenn dootu leen boddi imam Cheikh Mouhamadou Bachir Touré mi lii bu sottee dootul sañ bañ a jëflante góor jigéen bi aha kañ kenn dootu ko sañ ndax yoon lay doon moo tax ñu ni nañ ko tere bu kenn boddeeti nañ di jëflante ak ñoom sañoo leen a ber bu ñu jëflante ak yow da ngay jëflante ak ñoom. juróomeel bi nag mooy le respect de la liberté d'expression d'association et de réunion des LGBT mooy ñoom boroom ñaari tur yi sañ nañoo yëkkati seen kàddu ci pénc sañ nañoo def ay mbootaay waaye sañ nañu it di def ay ndaje di nos ak a not ci di doxal seen mbir ci kaw suuf si askan yu nangul leen ko. ma delsi nag ci ñeenteelu tomb bi danaa ci delsiwaat léegi nii ndax daf ñoo yitteel bi loolu amee Nations Unies lii jël ko 2012 tàmbali ko doxal 2013 waaye yemul ci loolu daal di jëlaat nag benn jotaay ñu koy wax EPU mooy examen périodique universel nga xam ni Nations Unies day woo Sénégal ci décembre bu nekk bu ko woowee ne ko léegi jox naa la nangami ndigal jàngat nañ sa constitution jàngat nañ say loi ak say règlement nangam lii dëppoowul ak li ma digle nangam lii dafa ëpp nangam lii dafa tuuti lii nañ ko yokk dugal ci baat sàngam lii nañ ko génne ci seeni loi lii nañ ko loolu la ñuy wax EPU nga xam ni EPU bu 2013 lii mooy la fa Sénégal wax mooy EPU bu 2013 bi Sénégal demee ci EPU bi jox nañ ko fa téeméeri ndigal ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett 188 recommandations
yoo xam ne da ko war a soppi ci constitution bi ci loi yi ak règlement yi lu ko Nations Unies digal këyit waa ngi nii ña demoon ca délégation bi ñëpp seeni tur a ngi nii li ma leen wax nii rek lu ñu ciy wax lu nu leer la lu ñu xam la rapport yii fi mu ne du lu confidentiel nit ñi ñoo dul gëstu rek waaye boo tàppee ci internet bi am rapport bi ndax Nations Unies li mu ci def lépp nëbbatu ko léegi da lay digal ba noppi def rapport bi ci juróom-ñetti langue dana ko def ci anglais ci arabe ci français ak yeneen langue yoo xam ni nit ñi danañ ko xam bi ñu joxee Sénégal fukki téeméeri ndigal ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett Sénégal nangu na daanaka lépp ba mu des fukki ndigal ak ñeent yi jëmoon ci daganal ngóor jigéen Sénégal da ko bañ carrément ci 2013 dafa wax ni duñ ko def bi jotaay bi jeexee nag ci la mbir yi tàmbali ci la Nations Unies ni waaw Sénégal moom mooy kan réew moo xam ni day yalwaan réew moo xam ni donte xam nga léeg-léeg ñu dégg tere fi yalwaan waaye ñii yalwaan moom ñoo bokkul nu ñuy defee rek ñii dañuy costume yalwaan yi ay milliards ñii yor seen i pat di laara bi la ñaar fukk mbaa fukki tam moom loolu rek a fi ne li may wax nii am na di maanaam mosoo fee gis ci télé bi ñun la don du gouvernement du Japon don de l'Allemagne don mooy lan mooy ab sarax bi don ñun français lañ jàng don mooy sarax kon yalwaan yee bokku rek nañ koy defee kii day costume karawaatu jël avion yalwaan yi kii def tànku neenam ñëw ni laara bi la lii rek la moom loolu rek la léegi Nations Unies yi réew moo xam ni dafa yalwaan réew moo xam ni ak yokkuteem sax mi ngi ko yaakaar ci lépp nit ñi ba noppi taxaw naan ñu man damaa am lu ma gëm mais kii dañ koy wan boppam xam nga jotaay bi ma wax léegi 2013 la ci 11 décembre 2013 parce que 2013 jeex na 2014 tege ca Nations Unies tàmbali pression yooyu daal ni Sénégal gaawal par exemple club de Paris club de Londres FMI Banque mondiale ak partenaires yi financiers yëpp léegi Sénégal lu mu leen ameel ci bor na ko fay gars yi tàmbalee fëgg bunt yi këng sama xaalis doo ma mayel moratoire mënatu la am waa léegi man maa ngi bëggoon sax nga yolamal tuuti lebal ma tuuti xaalis ndax am naa programme Sénégal émergent ma la nangam ñun la déet xaalis moom bu ko yaakaarati lañ la digoon ni dañ koy financer sax bañ nañ léegi dootu ñu la jox xaalis ndax lan góor jigéen ñi da ngeen di dugal rek léegi loolu doon pression te ku nekk mën na ko imaginer ci yéen doon pression boo xam ne mi ngi wàcc ci suñu kilifa yi ñu jiite te askan wi yëguñu ko te askan wi képp leen ci mën a wàllu ñoom amatuñu pexe moo tax Obama dikkoon Sénégal 2014 bi ñu dikkee Obama bi mu génnee ci biti lu mu wax nañu daganal mbirum góor jigéen président ni ko pareeguñu 2013 ñu ni duñ ko def 2014 ñun pareeguñu xam nga wax yaa ngi tàmbalee soppiku 2013 duñ ko def 2014 pareeguñu nag mën naa am ku nekk ci yow waajtaay la mën naa am kuy xaarandi dara la loolu 2014 la 2015 président dem fële ci France ñu sëkkatal ko ndax foofa la yëf yi gën a metti Sénégal yéen lan moo tax ngeen naan da ngeen a bañ lu bon ngóor jigéen du lu bon léegi kon fu ngeen ci toll président ni ko ñun am nañ ay góor jigéen Sénégal am nañ fa ay góor jigéen journaliste bi ni ko waaw bu ngeen amee ay góor jigéen te ñoom kenn sëñ ta wax kenn sëñ ta sëqat sañu ñoo sax wane seen ngóor jigéen googu ci penc mi lu mu leen di jariñ ni ko ndax kon Sénégal sañ nañu ñoom ak kuréel leen di jàppale wane seen mbir ak woote ci wane seen mbir d'abord ba pare ak woote ci ak ngóor jigéen ca penc ma président ni ko sañ nañu ko xam nga yëf yaa ngi tàmbalee leer de 2013 duñ ko def 2014 pareeguñ 2015 sañ dañ ko dama leen di tegal wax ji it ngeen dégg ko mu ni ko sañ nañ ko mu ni ko sañ nañu ko mu ni ko mbaa dara du leen ci fekk waaw xaw ma ndax dara dana leen ci fekkam déedéet waaye du bàyyi ko ci gouvernement bi ni ko seen diggante ñoom ñooñu nag ak askan wi ni ko loolu beneen mbir la ni ko loolu moo tax ci ngay gisee ni seen jafe-jafe foofu rek la ñoom ni ko loolu moo tax nit ñi war a am ak woyof ci xam ni réew yi bokkuñu ay jaar-jaar bokkuñu nu ñuy màggee ak nu ñuy doxe ak nu mbir di ñëwee nañ koy taxawee ni ko loolu it dafa feeñ ci wàllu siyaasa moo tax ngeen war a xam ne mbir mi bi mu agsee ci ñu war a boyal góor jigéen ñi nag ñu am seen àq ak yelleef yéen lijjanti ngeen ko ci ab loi France 2013 la ko lijjanti woon ci loi ni ko ñi ci des dañoo soxla ñu muñal leen jox leen temps bu gën a yaatu xam nga loolu wax jaa ngi leer la ndekete kon ñoom lii seen jafe-jafe mooy buñ leen xoj-xoj léegi ni def leen ko waaye nañ leen may temps tuuti danañ ko def léegi ma dégtal leen wax ji ngeen dégg ko
ci français la ko wax nag. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Ailleurs, c'est où? Maanaam feneen fi muy wax mooy fan feneen mooy Sénégal ndax moom mi moo jiite Sénégal nee na foofu ça prendra plus de temps ah kañ wax na dëgg li tax ça prendra plus de temps mooy bi muy wax ji Sénégal mi ngi liggéey document bi ñu koy wax la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres la SNEG lan ngeen gis ñu bind ko fii 2016 ba 2026 ndax loolu du plus de temps 10 ans plus de temps la jamono yi muy wax ji Sénégal mi ngi liggéey document bi waaye bi mu koy liggéey waxoon naa leen sànq ni Nations Unies ñeenteelu ndigal li mu joxe woon mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre nañu tere ci kaw suuf si boddi gi ñuy boddi nit ki rek ndax beneen xeetu sëyin la xam wala la bëgg wala la yëg te moom la bëgg a def ci kaw suuf si te fesal ko ñu ne Nations Unies nañ ko tere gis ngeen document bi Sénégal lan la ci wax ci vision bi vision document mooy bu fekkee dafa am lu ma bëgg tey jii waa Saam dañoo daje ni bëgg nañ Saam mel nangam fii ak fanweeri at dañuy gëmm jëmmal ko li ngay gëmm gis ko ci sa biir gëmm boobu loolu la ñuy tuddee vision nga xam ne ci ngay sukkandiku léegi jéem koo nataal léegi nag jéem a xool nan ngay fexe ba demee ci loolu ba boo àggee ci fanweeri at yi ni nga gisoon ci sa jeneer loolu mën a nekk loolu la ñuy tuddee vision xam nga kon mooy li ëpp solo ci document stratégique vision document bi mi ngi nii moom lañ njëkk a bind ci document bi faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination kon leer na mooy bu ñu yeggee ci 2026 ñu def Sénégal muy réew moo xam ne dana tàmbalee soqali ko amus ndoole te it du doon réewum yoon moo xam ne nit ñi dañuy jàppante ni alxuraan di wax ka'annahum bunyaanun marsuus waaye nag boddee dootu fa am may laaj kilifa yi teew fii ci biir réew mi di laajaale itam képp ku dégg sama kàddu Sénégal kan ngeen fi xam ku nu boddi Sénégal boddee amu fi lan moo tax Sénégal kon liggéey ci document bu nu àggee fii ak 2026 maanaam juróomi at ci ginnaaw ci kanam boddee dootul am góor jigéen yi ñooy bokk bu 2026 ñëwee danañ bokk léegi nag lan la ci Sénégal jëf ngir loolu mën a am li ci Sénégal jëf li ci jiitu mooy document bi d'abord ba pare lii jëf la ñun nag nit duñ ko jàppe la mu wax la mu jëf lañ koy jàppe bu nit ki toogee naan man fii maa ngi fi du ma ko def ak dana nangam ak nangam du tax ñu téye la muy wax dañuy seet la mu jëf ndax dëppoo nag la mu wax ba pare bu ñu dëppoo xayrun bu ñu dëppoowul nag ñu jàpp la mu jëf te bàyyeekook la mu wax lii mooy document bi ci jiitu mooy la SNEG lan moo ci tege gouvernement bi dafa daal di dogal ci 2016 benn coppat goo xam ne dañ koo def ci ndeyi charte réew mi muy fukki tomb ak juróom yoo xam ne joxoon nañ ko waa Sénégal di ci sant la yàlla lool ndax barab bi ñu nekk moom dañoo gàntu woon noo lañ waxoon waaye lañ waxoon noo amaana nit ñi xëy na mën nañoo bañ a xam sax waaye sëñ Touba gàntu woon moom noo la waxoon mooy li ma jàpp ndax li tax tomb yi mi ngi nii projet ba aussi mi ngi nii fukki tomb la ak juróom lii journal officiel bu Sénégal la journal officiel bépp dogal bu ñuy jël ci réew mi bu génnul fii baaxul fii lay génn ba noppi soo ko baax
journal officiel bi dañ ciy wax ni ñeenteelu tome bi moo doon la reconnaissance de nouveaux droits xanaa baat boobu am na lu mu leen jox. droit de l'homme 1948 nouveau droit 15 juin 2011 mooy àq ak yelleef yi ngeen xam ni amagu leen ko woon ndax nouveau lañ wax àq ak yelleef yu yees may laaj bala maa xuus ci lii sax Sénégal yan àq ak yelleef la nit ñi amul woon avant 2016 Sénégal ku mu neex samp kër ku mu neex bañ a samp kër Sénégal ku mu neex jël benn soxna ku mu neex jël ñeent ak li ci diggante bi Sénégal ku mu neex yewwi sa soxna si bu ko neexee ñaan baat Sénégal ku mu neex tuxoo dëkk ba sa waajur sañcoon wala ya mu nekkoon fa nga ganee àdduna tuxu ci beneen dëkk Sénégal ku mu neex bay ku mu neex napp ku mu neex sàmm ku mu neex it tukki Sénégal ku mu neex booy liggéeyi ci biir liggéeyukaay yu yees yi sax boo amee loo naqari mën ngaa def préavis de grève daal dem grève Sénégal ku am loo naqari mën ngaa génn marche constitution bee ko garantir depuis 2001 wa illaa sax mën ngaa génn nga marche wala nga génn wax sa xalaat ci rajo yi léegi wax sa xalaat avant 2000 la woon Sénégal ku mu neex sax diine ji nga nekk nga génn dem ci jeneen diine constitution bi garantir na ko Sénégal ku mu neex sax nga woote fi diine ju bees constitution bi garantir na ko lim garantir rek mooy taalibe bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni daa bëgg a yor réew mi lii rek la moom la tere waaye ku mu neex woote diine ju bees constitution bi garantir na ko waaye léegi lan la Sénégal kon yan àq ak yelleef lañ amuloon lépp lu ñuy am ci réew mun naan réewum liberté la àq ak yelleef am nañ ko ba mu des góor ak góor guy takkante waaye ñoom ci réeral gi ñuy réeral ak xeeb gi ñu xeeb ak doyadal gi ñu doyadal da ngay gis ni ñu formuler sax baat bi la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens xam nga citoyens yi ay nit lañu wala duñu ay nit lañu nouveau droit aux citoyens kon ay droits de l'homme la xam nga boo nee droit de l'homme automatiquement xel yi xam ne droit de l'homme ngay wax waaye dañ naan nouveau droit aux citoyens duñ wax homme bi dañ koy dindi waaye citoyens yi ay nit lañ ndax bàyyi xar yi ak bëy yi duñu ay citoyens gis nga subtilité bi ñu ciy dugal léegi nag ñu daal di tàmbali droit à un environnement sain am na ku jege lool kilifa ci nguur gi kuñ ciy waxtaan mun ma non un environnement sain la ñu wax man ko waaw environnement sain mooy la environnement du mooy li la wër ma ne ko yii ngeen di wax bu yàgg ba ngeen di dem ci dongab daara dong wax ko parce que baat bi ngeen di wax la dul xam te su ngeen ko leeral doon léegi mu wax leen delloo leen seen place waaye ñun fa ngeen jànge lañ jànge kon mën leen ñu réeral ci ay baat environnement mooy li la wër jaww ji garab yi bàyyi may waaye nit ñi ci lañ bokk nit ñi ndax góor jigéen ñi bokkuñu ci kon environnement boobu bu ñuy wax environnement bu dal te sain te sell te lañ tuddee sell ñoom ca ñoom mais nit ñi ci lañ bokk aussi te nit ñi góor jigéen ñi ci lañ bokk kon lay tax ak dal man caa am ci jëflante environnement boobu moo lay wax ni góor jigéen ñi dañ leen di nangu seen àq ak yelleef pour dal googu mën a am waaye gis nga ni ñu koy formuler day doon lu xóot loo xam ni kenn du ci prêter attention waaye nag danañ ko leeral ci biir nin bindee article bi bi ñu doon soppat ñi muy article 25 alinéa 3 dañoo wax ne tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui képp kuy sénégalais da nga tegoo li constitution bi wax loi yi ak règlement yi jëf li war sa digganteeg askan wi te nangul keneen ki àq gama yelleef keneen ki mooy kan les droits d'autrui gis nga lii lañ ci sërxaloon mooy àq ak yelleefu góor jigéen yi waaye tudduñu góor jigéen autrui rek lañ wax autrui nag góor jigéen yaa ngi ci biir gis nga lii depuis 2016 dugal nañ ko ci constitution bu Sénégal bi loolu jàllee mooy ñaareelu acte bi ñu ci def ñetteelu acte bi mooy Sénégal dafa daal di jël benn loi bu ñuy wax le nouveau code de la presse ci 2017 ndax at mu nekk da ci dox jéego sëñ Mbay Jaxate moo waxoon ni koo gis mu yegg ndar waa xoo ko tax a yegg ndar moom mu ne su la xëy rek sefet ni bërit dem ndar te ñoom dañoo xam daa am lu sëñ Blaat waxoon lu am solo dafa waxoon ni koo gis fa mu war a yem mu ni sefeet bëgg faa dale aw doxinam dana metti dana ñaaw te du ko tax a yegg moo tax ñoom xàmmee nañu fi ñu bëgg a dalee
ak fañ bëgg a jëm ba dun ni sefeet bëgg a tàmbalee fan war a yam léegi moo tax at mu ne dañuy doxi jéego ndànk-ndànk di temp rek ngir bëgg a dem foofee ñu bëgg a dem moo tax lii gis ngeen ko journal officiel bu Sénégal la wax naa leen ko léegi 2007 ab loi la boo xam ni dañ koo jël mu jëm ci code de la presse ndax ginnaaw soppi nañ constitution bi lu ci des mooy fexe ba doo am léegi ay voix wala ay canaux yoo mën a jaare pour wax loolu ñu protéger leen ci espace médiatique bi moo tax nouveau code de la presse bi muy la loi 2017-27 bu 13 juillet 2017 portant code de la presse boo demee ci article 18 bi dañuy wax ni le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle. xanaa yëfi leer na kon léegi. ba fi yonent bi jógee alayhi salaatu wasalaam mi imaam doon waxtaane léegi nii ba ci 1923 wala 24 sax laay wax 23 la dawlatul Usmaaniya daanu waaye 1924 la ñu dog xilaafatul islaam yi ci kaw suuf amatul bi fi yonent bi jógee ba 1924 xilaafa gi mi ngi am jub nañu jubuñu ñoo nga waroon loolu moom waxuma lool waaye dama ne xilaafa gi moom mi ngi doon am jullit yépp am nañ ku leen yilif te ku laalu jullit ñu taxaw faj ko li ko firndeel danaa ci ñëw léegi ci ñaareelu tegtal bi may joxe bi ñu dagee xilaafa gi 1924 1925 26 27 28 29 ñu taxawalal état suñu mbokku catholique yi muy Vatican ci traité de Latran 1929 lañ créé Vatican xañ nañ ko jullit yi jox ko catholique yi 1929 1932 ñu créé Arabie Saoudite 1932 lañ créé Arabie Saoudite rey njabootu yonent bi dàq ña fa nekkoon génne leen taxawal moom lëkkul saoudia soo ko toppee topp ko ba ci deuxième guerre mondiale bi mu jeexeet ci lañ créé état d'Israël nga xam ni kon dafa amoon ay objectifs géostratégiques yoo xam ne jullit ñi xamuñu ko fexe nañu kon ñun ba xañ ñu suñu bennoo ak suñu boole jullit ci kenn ku ci nekk fi mu ne toog sa kër jàppate yàlla yow rek la fi nekkal te yàlla ñëpp la fi nekkal nii la yëf yi demee xañ nañ ñu ko tey ba kon amuñu benn kàddu ci kaw suuf léegi nag beneen bi ko tegtalewaat mooy Sénégal gi boo fi dikkee téeméeri nit ñoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar 97% waxuma 95 97% yi ay jullit lañu te mënuñu lu dul lii sëñ Muntaxa wax jooytu kese nañ ma baal buñ ma def lii nañ ñu sarax lii dong lañ man mbooloo mi yépp ci biir kër gi di Sénégal sunu waajur wu jigéen ñun moo jur juróom-ñeent fukki doom yi ak juróom-ñaar te ci biir kër gi di suñu kër bàyyi it di Sénégal ñun mënuñu fi dara lu dul doomu jiit la ji fi dikk fi mu ne moom la ñuy xëy sarxu ñun ñëpp ni ko baal ñu may ñu dimbali ñu loolu nag du ca ñoom ci ñun la loolu du ca ñoom ci ñun la xisbu seytaane amul problème xisbullaahi ñoo am problème ñun suñ bopp ñoo am problème mbir mi du ñoom waaye ñun ñii la ñoo xamul toolub xare jamono te ñoo xamul it nee si xare ci jamono kon 2017 ñu créé ministère du genre soppal ñi 2018 permis de conduire yi retiré sexe dugal ci genre dugalaat nañ sexe fi mu nekk nii ci permis de conduire yi ñu mujj gis en tout cas yi ñu signé ci mois de mars bi 2021. yamul ci loolu seen carte d'identité yi ku mu neex vérifier sa bopp carte d'identité yii yu CEDEAO yi amul ndey amul baay parce que projet bi fi ñu jëm mooy ndey ak baay lañ bëgg a kii famille lañ bëgg a dagg nit warut am ndey warut am baay ku ci ne dañ lay bàyyi rek góor jigéen ñi ñuy sëy di adopté da ngay dem ci banque de sperme maanaam mën niyu da nga koy dem jënd day am banque yoo xam ne ñoo koy jaay nga ñëw wax doom ji nga bëgg ni nopp yi war a mel nangam ñu jaay la nga commandé après nga dem li ñuy wax GPA mooy gestation pour autrui nga dem fay ñu ëmbal la après jox la sa doom foofu la jamono jëm su ko defee góor jigéen yi nit sañ naa taxaw jigéen kese ni takk naa sama bopp góor kese ni takk naa sama bopp terewul da nga mën am njaboot nga xam ni famille doonatul kon góor ak jigéen ànd ngir taxawal ak njaboot déedéet loolu soppi nañ ko depuis 1995 waaye fële ca Égypte waaye famille mooy doon lan jigéen kese dana mën a doon am famille góor kese dana ko mën a am góor ak góor am ko jigéen ak jigéen am ko góor ak jigéen aussi am ko jamono ju tiis ci lañ jëm jamono ju doy waar ju yéeme waaye nag ñeneen bu ñu gisee loolu ñun war nañoo bàyyi nit ak suñu gis-gis ak suñu gëm-gëm te loolu askan wi rekk a ko mën a fajal boppam ba tax na sama xel
daf ciy sori lool léeg-léeg suñuy gisu lii ak ni ñu sàggane mbir yi ak fi mu nu mën a jëmee fi mu nekk nii léegi nag dafay mel ni première phase bi maanaam jéego yi jiitu Sénégal waroon koo dox ci mbir mi Sénégal def na ko ba pare moom la ñuy tuddee la phase d'institutionnalisation léegi lan moo ci des la phase d'appropriation de la population ngir askan yu mën koo nangu dégg ngeen ko ci waxu président léegi ngir askan yu mën koo nangu il faut ñoom ñu am ñeenti jaaruwaay wala boog ñoo ci ëpp ci yi ñuy jaar bala maa dikk ci ñeenti jaaruwaay yi ma dégtal leen ci EPU bu 2019 EPU wax naa ko sànq mooy jotaay bi ñuy woo Sénégal di ci woo yeneen i réew di seet ndigal liñ ko joxoon lan la ci def lan la ci tàmbali te yëggaleegu ko ak lan la ci defagul ak lu ko waral ak yan ndigal yu bees lay jëlaat at mu nekk ñu woo Sénégal mu dem ci décembre bii bu 2019 la délégation Sénégal li ñu wax lu leer la dañoo wax ni Sénégal yoonam terewul ak ngóor jigéen danaa leen ko dégtal ngeen dégg ko ci français la ko wax ba ñépp xam ni it lii mu wax rek laa wax. Accepter la majorité, seules 28 recommandations sur ce total-là ont été notées. Mais ces 28-là ne concernent pas seulement les personnes, l'homosexualité, mais ça concerne certaines dispositions relatives au code de la famille, aux droits des femmes, à l'autorité parentale. Donc pour revenir sur votre question spécifiquement, je voulais juste préciser que la loi sénégalaise n'interdit pas en tant que telle l'homosexualité. La loi ne parle pas d'homosexualité. La loi sénégalaise n'interdit pas l'homosexualité. kon ñoom li ñuy wax ak la ñuy wax fee bokkul. ñu ni yoonu Sénégal terewul ngóor jigéen. kon nag na ko Sénégalais yi xam yoonu Sénégal terewul ak ngóor jigéen kon loolu pour wax leen rek ni kon ñoom phase bi pare nañ ci ba pare def nañ ko ci yoon taxawal nañ bànqaas yu koy saytu ñoo ngi ciy liggéey ci suuf léegi lii seen jafe-jafe mooy nan la ko askan wi di nangoo pour askan wi nangu ko nag ñeenti bànqaas yi ñuy faral di jaar yii la bi ci njëkk ñun dañoo wax ni dañoo ndóol wax nañ ñu amu leen dara da ngeen a ñàkk léegi nag ñoom dañoo am programme yoo xam ne dañuy xeex ñàkk muy la lutte contre la pauvreté ak di ñu xëcc naan ni ñuy encadrer pour ñu dem ci développement te toujours ma wax ko yéen sama mbokk yi nga xam ne yéenay samay mbokk yi bopp ñun ñu nga xam ni ñun alxuraan la ñu gëm amul menn réew mu institution financière yi mas a encadré ba jëlee ko ci ak ndóol yóbbu ko ci ak soxali ko amul ci àdduna mosul am kon ku topp seen i ndigalit ñoo ngi lay dugal ci guuta dong ndax nuñ la noté képp fi mu nekk ni la ñuy wut amul kon bi ci njëkk muy programme lutte contre la pauvreté dañ cee ciblé ñaari banqaas yu am solo muy jigéen ñi ak ndaw ñi ci mbootaayi jigéen ñi ak mbootaayu ndaw yi la ñuy faral di ciblé ni dañ leen di jàppale dañ leen di jox ay financement dañ leen di encadrer ci nan lañ war a saytoo ay mbootaay ak yan ay renforcer leen ay ci ay capacité di leen woo ci ay séminaire di leen yóbbu ay saleek ay barab léegi ku mel ne man nga xam ni man maa ngi dëkk fii ci Kajoor gii man aw sëb laa xam ak yu mel noonu nga jàpp ma yóbbu ma Saly dugal ma ci hôtel boo xam ni 4 étoiles 5 étoiles ma xool fenn fu ci nekk mel ni panaal ñu jox ma ci aw ñam woo xam ni si mosuma koo jëfandikoo climatiseurs yi di sedd ñu teg ma ci ay yëf yoo xam ne di ma wan ay yëf yu xuy yoo xam ne dafay yóbbu li ñuy wax blow my mind dafay yóbbu sam xel su ko defee bu noppee lan lay wax ca naan la ni àdduna war a doxee ni ñu war a saytoo mbir yeeg ni ñu ko war a yëfe ca la ñuy jaarale yeneen module yoo xam ne mi ngi jëm ci nan la ñuy fexe ba wut jàmm ba nit ñëpp ku ci ne sa àq ak yelleef ku ci nekk nga mën koo dund acceptation de l'autre vivre ensemble gis nga ay concept yu bees la yu ñu génnee duñ la leeralagun lan la waaye ci cëppaandaw ga nga koy xam fekk na c'est trop tard waajal gi la ciy waajal nag ci concept yu bees yooyu di la ci tàggat bu ñu noppee séminaire bi jeex na ñu yëkkati 200 000 teg sa loxo kooku lu ñu lay wax da nga ko déglu te loolu ñu ngi koy doxal ci biir Sénégal ONG yi ak ñeneen di ko parrainer di ko doxal loolu benn phase la ci beneen bi ci des jëfandikoo média bii gis ngeen film yi ñuy indi léegi téléfilm yi novelas yi jafe na nga seetaan ci boo xam ni góor jigéen nekku ci loolu ku ko topp ku nekk xam nga ko
waaye ba ci film yi nii defee Sénégal ak théâtre yi sax da ngay gis léeg-léeg ñu ko ciy dugal loolu pour préparer opinion bi la ngir woyofal mbir yi ci ñoom ba gis gi bari goo xam ni finalement bu yegsee na mu diise woon ci ñoom ñu bañee ko ni dootuñu ko bañee noonu dootuñu diise noonu. danaa ci nettali benn anecdote benn xissa dafa am benn kilifa dafa ma invité ñuy waxtaan ci mbir yi ak yeneen i mbir mu ni ma man de 1990 bi ma yëgee ni dañuy am ñaari film yu ñu indi Sénégal muy Dallas ak Dynasty nee na dama woo président Abdou Diouf xam nga ni kon kilifa la ni ko daal dama bëgg ñu gisee nee na mu ni ma ñëwal ñu gisee bi ma demee gisee ak moom ma ni ko président ñaari film yii di Dallas ak Dynasty boo seetaanee mu daw ci biir Sénégal gii lu bari ci askan wi dana yàqu ndaw ñi moom waxaale wu ma leen ëllëg kenn du leen jariñoo nee na ma wax ko ko mu ni ma dégg naa la ma jóge fa dem Jaksaaw fekk fa Alaaji Abdou nee na bi ma ñëwee nuyoog sëriñ bi mu dalal ma waxtaan ak moom ni ko am na ñaari film yoo xam ne da Dallas ak Dynasty la tudd bu ngeen seetaanee mu daw ci biir réew mii mboolem lu fi maam Alaaji Malick bàyyi woon danañ ko gàkkal wala danañ ca gàkkal lu bari nee na ma jóge fa ñëw Touba fekk sëñ Saliou Mbacké fii ci Touba nee na ni ko sëriñ bi am na ñaari film yoo xam ne de Dallas ak Dynasty la tudd ñoo ngi koy bëgg a indi ci réew mi di ko yaxal ci biir télévision yi waaye bis bu ñu ko fi tegee ba mu yegg dana bàyyi jeexit ci biir réew mi loo xam ni li fi sëñ bi bàyyi woon dana yàq nit ñi ba dootuñu ko mën a jariñoo nee na ma jóge fa xëy naa ci gont naa ci guddi naa ci jànq naa ci ràññaan naa ci nee na def naa ci sama alal tëkku nañ ma ci it woo ma ci tëkku ma ndax am na ñoo xam ne it loolu lañ bëgg muy dox waaye nee na ba yàgg ñaari film yépp ñu teg ko Sénégal mu daw Dallas daw Dynasty daw nee na ma am ci naqar lool nee na bi ma toogee juróomi at jëm juróom-benn 1997 nee na ñu indiwaat fi mu nekk nii Dynasty xaw ma Dynasty la xaw ma Dallas ba ci des sax nee na tegaat ko nee na bi ñu ko tegee Dallas waaw bi ñu ko tegee nee na ma toog seetaan ko bu jeex ñu indi beneen épisode bu jeex waaye ma gis ni tey dara naqariwu ma ci mu ni si gët xool ma xool ko mu ni ma ci laa xam ni diggante bi am na lu ma fi ñàkk sama diggante ak sama borom maa ko xamul parce que télévision yi bul yaakaar ni yow sam xel lay jëm xam nga xel ñetti kii la sa subconscient lay ciblé te sa subconscient la mu cay dugal sam xel mënatu koo génne kon su ma nee loolu ci mag waxuma laa gone te gis ngeen programme bu télévision yi rawatina léegi lii lépp ay télévision la ñoo raw télé yi sax léegi ñetteel bi mooy jaare ko ci ay nit ñoo xam ni am nañu kàddu am nañ baat te nit ñi am na ñu leen bëgg am na ñu leen naw rawatina nag lenn ci artistes yi nga xam ni da nga dem ba gis sax génération bu nit de génération pain ñu am ku ñuy roy ci jëfin doxalin ak colka loolu est-ce que nit ñi xool nañu fii ak fanweeri at fan la jëm ñoo ngi waajal askan wi waaye ndànk-ndànk ndax duñ leen brusquer su ko defee ñeenteel bi nag mooy dem ci tàggataat sax aw nit yu yees ñoo xam ne da nga koy jaare ci daara yi muy école bi ngir nit ñoo xam ne ñoom non seulement danañ bëgg ak ngóor jigéen waaye mën nañ koo doon sax faf te xam leen ni loolu Sénégal mi ngi koy doxal fi mu nekk nii biñ ko fi waxee jóg nañ di ko weddi waaye danaa leen ci jox ay firnde yu weddi ñoom li ñu wax tey jii ni ñoom ñoo ngi koy doxal fi mu nekk nii ci biir école yi document bii mooy les principes directeurs sur l'éducation à la sexualité muy l'éducation 2030 fii ak 2030 li ñu war a soppat ci njàngale mi ci biir àdduna bi document bu rëy la gis ngeen ko du bu ndaw lu Sénégal nangu la sans réserve d'abord ba pare xëy na du ma am jotu dugg ci biir document bi ndax dafa bari waaye Sénégal nangu na ko sans réserve li ci mat a jàpp rek mooy xale yi am juróomi at la ñuy tàmbalee ci ñoom ba ñuy am fukki at ak juróom-ñett te loolu convention internationale des droits de l'enfant bi moo ko firndeel
am na yu garaaw yu ci nekk yoo xam ne sax soxlawul mu ci am mais bu ngeen demee ci article 14 bi dama ciy gis lu ma yéem lu garaaw lu doy waar loo xam ne jar na badar amaat mooy xale bi nga xam ne wax nañ ni am na juróomi at ba fukki at ak juróom-ñett am na sañ-sañ ci am diinay boppam ñii ñoo ngi yàq suñu njaboot gi te yéeguñu ko ñu ni xale bi am juróomi at am na sañ-sañ ci tànn diinay boppam kooku lu mu xam bay tànn diine article 14 bu convention bi laa la wax mi ngi ci mbokk yi kon ndax yéen a ngi mesurer gravité fi mu ne liñ ñuy dugal ak fi ñu jëme bi ko defee ñoom ñoo ngi weddi ni loolu amu ci këyit wi ma leen di wan ren ji examen yi ñu defoon ci CI mooy classe bi njëkk ci école primaire ci Sénégal dañ cee joxe benn examen boo xam ni dañuy natt gone gi waaye natt googu nag ni natte gone yi doon nekk Ndakaaru lañ ko natte natt yi nekk Vélingara ak Matam ak ñëpp dañ koo standardisé woon moo tax ñu wax évaluation standardisée épreuve CI premier trimestre 2021 gis ngeen IEF bu Géejawaay léegi lan lañ ciy màndargaal dañuy bind xale bi turam ak santam prénom et nom de l'élève def âge am ñaata at la am def ban classe a nekk CI A wala CI B wala nangam gis nga daal di def genre masculin wala féminin ci xale bu am juróom benn at ñu tàmbali di dugal mbir yi fi mu ne ci seen bopp yi yamul ci loolu bu loolu jàllee am na benn séminaire boo xam ne yaakaar naa weeru avril jeexagul tey la 30 le 21 avril bii ñu génn le 22 ak le 23 avril am na séminaire boo xam ne def nañ ko ci biir Sénégal gi gépp te li ma ci gën a yéem man jokkoon naa ci journaliste yu bari nit ñi yëguñu ko wala boog buñ ko yëgoo nanguwuñoo wax ni yëg nañ ko xam nga lu ñu doon def ci séminaire boobu dañ doon tàggat jàngalekat yi ñiy jàngale ci école primaire yi mooy daara yu suufe yi ak yu diggu doom yi mooy moyen collège moyen secondaire mooy CM yi dañ doon tàggat ña fa nekk ci nan la ñuy raxase boppu xale yi toll foofu ci mbir mi ma jox leen këyit wi ko firndeel gis ngeen document bi inspecteur bi jiite IEF bu Vélingara moo ko signé bu ngeen xoolee bu ma ko agrandir tuuti da ngeen gis ni ministère de l'éducation nationale IA bu Kolda IEF bu Vélingara gis nga l'inspecteur moo signé lii signature mi ngi nii ci suuf ak wu turam soxla lu ma koy tudd lan la ci wax mu ni les destinataires de la présente sont priés de prendre toutes les dispositions pour participer à l'atelier organisé par l'IEF sur les violences basées sur le genre et l'éducation inclusive mooy éducation bu ñu bàyyiwul dara éducation inclusive dans le cadre du programme d'appui au système éducatif de base muy PASEP. Le dit atelier aura lieu du 21 au 23 avril 2021 au centre des ressources de l'IEF de Vélingara. IEF yi ci Sénégal yépp a ko organisé tànn jàngalekat yi nekk ci école primaire yi ak CM yi ñu tàggat leen ci séminaire bi gis nga bu ngeen gisoon liñ leen doon jàngal am na ci fukki poñ ak juróom-benn maanaam say rankoñ kenn mënta tax mu téye ko ba du tàbbi ci suuf di ko tàggat ay xale yu am juróom-benn at juróom-ñaari at fi mu ne ñoo ngi préparé génération boo xam ni ñun luñ ko bañ ñoom danañ ko bëgg te pourtant ñoom ñooy wax ni ñoom duñ ko def de kon xam naa sëñ Bassirou maa ngi guddal yëf yi moom kenn mënta wax li ci nekk lépp waaye lu tiis la lu metti la lu garaaw la bi ñu demee it ci kilifa yi nga xam ne xam nañ Sénégal ni mu tëddee ñooy suñu kilifa diine it ñoom ñëpp jox nañu seeni signature lii xalifa cene ba moo ko signé ànd ci ak ñun lii xalifa Medina Gounass moo ko signé lii xalifa Léona Niassène moo ko signé
lii xalifa Medina Baye moo ko signé lii xalifa Xaadim Rasulillahi moo ko signé sëñ Muntaxa lii sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes moo ko signé xëy na doy na yii yëpp ay signature la kilifa yi ci biir réew mi yëpp a ko signé ñëpp waaye ñii ma ci jukki rek doy na sëkk xalifa général day xaar aussi signé na ko signature am mi ngi nii kon mboolem kilifa yëpp ànd nañ ci lii nañ ko dakkal ci réew mi mboolem kilifa yëpp àndal nañ ci ñeen jël loi boo xam ni dafay tere ak ngóor jigéen ci réew mi ñoom ñëpp signé nañ ko ànd nañ ci moo tax ñoo ngi waajal am ndaje le 23 mai ca Dakar ñoo ngi sàkku képp koo xam ni gëm nga ni bu la Badar fekkoon nga fekkee yonent bi da nga ànd ak moom ñoo ngi lay woo di la xaar ci jotaay boobu xam nga li tax ñoom fi mu ne signature yi bu ñu leen ko jëbalee du tax ñu def loi bi xam nga li tax du tey la fi lii njëkk lii code de la famille 1971 bi ñu ko taxawalee kilifa diine yi dañoo daje fële ca Dakar le 3 janvier 1971 ñu daal di waxtaan gis nga procès verbal baa ngi nii sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ko bind ndax moo doon secrétaire général te lu jafe amoon ca jamono jooju ndax kilifa yi xalifa yi sax ñoo doon déplacé wu ñëw toog di waxtaan xëy na loolu yombut tey ñi fi nekk bëgg nañ ko xëy na waaye yombut ndax ñoom ñëpp ay mag lañ waaye bii ñoom ñëpp a déplacé wu ndax alaaji Abdou Aziz Sy boobu moo doon xalifa Tiwaawan ma nga woon ca jotaay ba Seydou Nourou Tall xalifa Ndiassane xalifa Thiénaba xalifa yëpp ba ci xalifa Médina Gounass Cheikh al Islam Baye Niass ñoom ñëpp ñoo ngi woon ci jotaay ba procès verbal bii sëñ Cheikh Mbacke ko bind moom mi doon secrétaire général bi ñu wax ñoom bi nu jàngatee code de la famille bi leen Senghor wax jox liñ ci gis ci ay jafe-jafe nee na gis nañ ci 74 articles rédhibitoires maanaam article bu ci weddiwul wax yàlla weddi na wax yonent bi alayhi salaam te pourtant imam ñi ñu koy def ci seen turam nee nañ njabootu yonent bi lañ alxuraan lañ gëm waaw am na yu ci jiitu sax gis nga bi lii amee waa li ci ëpp moom ci ayam la waaye am na ci yooyu jiitu na ko moom ndax protocole de Maputo bi ñu koy signé boobu Abdoulaye Wade moo fi nekk waaye moom danaan def ak xarala danaan damay nax tubaab bi da koy signé te du ko promulguer waaye boo ko signé bàyyi ko fi bu ñëwee dañ koy promulguer jàllale ko su ko defee ñoom bi ñu defee lii ñoom ñu daal di gisee ak président Senghor ni ko code bii dëppoowul ak ñi ñu ko bëgg a doxal àtte leen ko ndax gëmuñu lii ñun kon li ñu bëgg mooy code bu ñu fiy topp nan ci teg boole ci suñu aada boole ci diine ji fi nekk ba ci église bi sax bindaale nañ ko ci ñoom ñi seeni ngëm-ngëm nañ leen bàyyi xel jullit ñi fi ëpp loolu mooy code bi mën a dox Sénégal Senghor ni leen li ngeen bëgg lay def daal di woo Abdou Diouf mi yoon premier ministre boole leen ak moom Abdou Diouf recevoir leen daal ni leen man de xam ngeen ni jullit laa ñu ne waaw mun leen li ngeen bëgg laay def ndeke naxee mbaay la waral ñoom ñu doon dox sottiwul mooy ñoom gëm na ni nit lu mu wax dëgg la moo tax bañ leen waxee ne danañ ko def rek ñoom ñu bàyyi ne danañ ko def waaye bañ déggee ni code bi jàll na sëñ Abdoulaye def na ci discours ni code bi du dox Touba sëñ Mandione Laye def na ci discours ni code bi du dox Cambérène ak Yoff Cheikh al Islam def na ci ay bayit sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh def na ci ay bayit waaye tamit sëñ Cheikh Mbacke ku ne xam na ni def na ci téere bu am solo kalimatillahi wiyal xuliya kon ñoom wane nañ ni suñu kilifa yi àndu woon ci code de la famille bii gis ngeen bi loolu amee ñu doxaat ba ci 1995 damay expliquer li tax ñu bëgg nit ñëpp génn taxaw 1995 bi ñu ci yeggee am ay nit ñu dajewaat daal ni jaaduwul ku toll ni sëñ Cheikh Mbacke ak ni mu toll Alaaji Abdou Aziz Dabakh ak ni mu toll Cheikh al Islam ni mu toll ak ñañu àndaloon ñoom ñëpp bëgg dara ci réew mi ñu neenal ko loolu jaaduwul rawatina buñ ko maasee bëggandoo daal ni nañ doxaat ci seen tànk yooyu fexe lañ bëggoon ñu jéem cee dox
daal di créer benn cadre bu ñuy wax SIRCOF sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ko doon coordonné man ba bu yàggul laata mu fi jógee rek gisee nañ ci waxtaan nañ ci daanaka lu mat ñaari waxtu mu recevoir ñu ci sëñ Abdou Aziz Al Amin mi bu Tiwaawan moo doon coordonné cadre bi may bëgg a nettali nii biñ ko defee ñu tàmbali ko ci Alaaji Abdou 95 la bi mu fi jógee sëñ Mansour Sy ak yu ni demee ñuy continuer di ci liggéey fi liggéey nañ ci fukki at ak juróom ba gis ngeen code bii ma leen di wan code de la famille bu jullit la musulman boo xam ni biñ ñëwee ci sëñ Saliou Mbacké sëñ Mourtala leen booleel sëñ Mourtala tànn commission ñu liggéey ci ay proposition yii lañ ci def code bi mi ngi nii liggéey nañ ko ba mu sotti xalifa yépp ànd ci fukki signature xalifa ànd ci ñu woo benn député boo xam ne gis nga proposition de loi 2010 ñu yóbbu ko assemblée nationale ni lii la kilifa yi réew mi bëgg ñu ne ko xoteet sànni loolu tax ma ni leen rapport de force rek lañ xam faw nit ñi gën nañu xam ni nit ñi caaxaanuñu te ñoo moom réew mi suñu ko deful suñu kàddu yi kilifa yi ak waxagul la ñu yemale te damaa jàpp ni kilifteef la ci ëpp solo baat la suñu seetaanee suñu kilifa yi bu ñu waxatee seen i bëgg-bëgg ñun ñëpp toog ñu seetaan seen i joxoñ ñu neenal ko danañ dem ba réew mi kilifteef dootu fi am te war nañu koo daw kem suñu kàttan ndax Sénégal li ko wute léegi àdduna sépp man de xaw ma dara waaye ci li ma jàpp xam-xam bu gàtt ak gis-gis bu gàtt kilifteef la li ko waral mooy fan yi ci ginnaaw rek réew mi yëngu na ñetti wos yi nga xam ne ñoo yor réew mi muy exécutif bi parlementaire bi ak judiciaire bi ñoom ñëpp dem nañ ba kenn mënatul ci réew mi dara ba wax nañ ni am na ci yenneti kilifa yoo xam ne takkoon nañ seen i bagage sax tàmbalee bëgg a dem kan moo ko lijjanti sëñ Muntaxa kon loolu moo lay wax ne ñetti wos yi ñu téye réew mi dafa am ab ñeenteel muy wax une institution de fait boo xam ne dañ koo ignorer te kenn waru koo ignorer moom la ñu war a jëmmal ndax ñoom ñooy kilifa réew mi kon suñu seetaanee seeni kàddu bu jógee jëm ci leneen ñu neenal ko te fi ñu leen di soxlaa mooy ay sapeur pompier rek la ñuy doon fu réew mi demee ba ñoom ñu lëjal ko ni leen kaay leen lijjanti bu ñu lijjantee ñu leen dellu leen ci seen derrière ndax amu leen xam-xam bu mën a yor am réew yéen nañ leen ñaan loo rek waaye bu leen joxe seen xalaat loolu yi tamit jafeñ-jafeñ la ba tax na kon lii wa tax ñu xam ne ñun bu ñu joxee signature yi tamit kenn du def loi bi moo tax ñuy woo képp koo xam ne gëm nga ni boo fekke woon Badar da nga ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne gëm nga dekki képp ku gëm bis pénc ba képp ku bëgg Cheikhul Khadim mbaa nga bëgg Cheikh Omar Foutiyou mbaa nga bëgg kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mii te jëfi lu baax lu rafet ñu ngi leen di woo ci bis boobu le 23 ñu taxaw wan leen ni leen ni loi bii du lu ñuy négocier maanaam ñun ñoo moom réew mi askan wi constitution bi moo ko wax le peuple sénégalais est souverain kon ginnaaw ñoo moom réew mi li ñu bëgg mooy ñun bëgguñu ak mbon ci réew mi ku ko fi saxal li ngeen di defet na ngeen ko dakkal ndax suñuy kilifa ñoo signé mbir mi ñoo bëgg mu dakk lii daal moom moo doon waxtaan wi ñoo ngi sant ñëpp di ndokkeel ñëpp dellu it wax dëgg yàlla di njukkal suñu wëllëre suñu soppe suñu lépp Cheikh Modou Bachir Touré asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon xam naa mbokk yi am na fi ay laaj yu fi am sax yu jëm ci sëñ Babacar waaye xam naa dañ ci tontu benn rek ngir sëñ Babacar bu jógee fii ginnaaw tàkkusaan daa am fu mu war a defaat waxtaan wu mel nii moo tax xam naa kon laaj yi jëm si ci moom dañ ciy tànn benn rek mu tontu ko bu ko defee ñu mën ko bàyyi mu dem ci yitte yi am na mbokk muy laaj ne ay kon cité bi ñu bëgg a xamal fii Sénégal moom la bëgg a xam lan mooy lan la ak ban taxawaay lañ ci war a am. Icon City bi dafa bokk ci benn programme bu ñuy wax ay villes intelligentes les villes interconnectées xam nga troisième révolution bi àdduna di dund dafa am lu ñuy wax intelligence artificielle muy xarala gu yees boo xam ni dafa indi ay jumtukaay dund ak dundin gu yees bu wuuteeg la ñu baaxoo woon a xam donc Icon City bi ci la bokk yeneen yu bari tamit ci lay bokk mu doon des villes intelligentes loolu nag dafa laaj temu boppam xam naa ñu waaj ko toog waxtaan ci spécialement ndax dafa bari ay fànn yu mu laal yoo xam ne lu ci ne faaw leeralees ko ba noppi waaye li ma ci mën a tudd rek mooy lu raglu la ndax intelligence artificielle bi mu juddoo wala bi ko jur moo ko waral xam nga tey bu ñu demee ba jamono
sorewul ak li ñu doon waxtaane léegi sax maanaam nit ñi am na ay xeeti poupée yoo xam ne dañ koy sos mu doon nit ki dafay ñëw jënd ko nga xam ni danañ programmer ci moom lu tolloog fukki yëg-yëg ak juróom-ñett yoo xam ne dana ko am di ko man di dox ci programmation bi rek la yem mën naa doon ku dal mën naa mel neneen mu doon jigéen lépp la doon am ci jigéen yi da nga ko ci am nga xam ne nit ki soxlatul ngay takk soxna poupée bi ngay commandé ñu ñëw donc nga utiliser ko doo jox mu lekk doo jox mu naan donc lu bari daf lay tekki ko donc loolu la ñuy wax intelligence artificielle nga xam ne dañ koy programmer woon ba li nit di def daf koy def dëkk bu mel noonu nag moom mooy Akon City bi ci loolu lañ jëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu